asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee yéen ñuy suivre sur Khass TV la chaîne du peuple kon niñ koy defee rek tey nag ñu ñëw fii ci golf mën nañu wax ne ci golf benn salle de musculation bu yanj xaw ma na xam naa salle bi après sama père dina ci wax ñëw fekk si ki nga xamante ne moom mooy Lac de Guiers numéro 2 ndax miin ngeen ko mu nekk koo xamante ne duñ ko présenté kenn dañuy waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy làmb instant bi naam am na combat mais saison bi xam nañ dina tijji wala du tijji ak ndax li nga xamante ne moom mooy feebar bi ñu fas yéene waxtaan ak moom ci waxtaan bu yaatu ci li nga xamante ne moom mooy ci làmb ci écurie ak li nga xamante ni moom mooy actualité dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu commencé waxtaan bi Lac de Guiers maa ngi lay. waaw maa ngi lay fay Mafi di la ziar di ziar képp koo xamante ne amateur làmb nga di nuyu sama fans yi fépp ñu mënti nekk di nuyu sama coach Thiam di nuyu sama doom ndey sama xarit di nuyu Aliou Seyde nuyu ñëpp ñoom Mathia di nuyu Orca ak waa écurie Walo ñëpp bàyyiwuma kenn waaw ci kaw ba ci suuf. Lac de Guiers tey dañu la fekk ci salle de musculation bi ñu gis ne am nga combat mais yaa ngi dégg li ñuy wax fan yi ci saison bi ñu naan saison bi dina am du am Lac de Guiers ba léegi mi ngi ci entraînement yi. waaw xam nga ñun moom entraînement lañu fekkee baax parce que ñun moom dañuy entraîné rek lépp lu ñu mën def entraînement rek la dañuy entraînement yi métti chaque jour ko jëfee xam nga la ñu ngi dégg nag ñu ngi fortuwee wu béy ne bon affaire yi daal corona bi moom mooy xaw a tagal affaire yi mais di ñaan yàlla rek yàlla na ko fi yàlla jëlee ak jàmm di ñaan gouvernement bi comme sport yi am na yenn sport yoo xam ne ubbi nañ ko war nañ mën a ubbi làmb parce que ñun amuñu dul làmb ci li ñuy daan suñu doole di ñaan ministre des sports suñ Pape Matar Ba mu bàyyi xel mbër yi parce que mbër yi tamit am nañu wàll ci réew mi di ko ñaan mu jàppale ñu ubbil ñu suñu làmb ñu mën a daan suñu doole waaw. message bi am na solo tey kenn du fi nekk naan kat mooy Lac de Guiers parce que nee nañ la répétition est pédagogique mais lépp loo gis suite la tey boo ñu doon résumé li nga xamante ne moom mooy sa carrière borom 17 combats 13 victoires. bàyyi ba ma pare ëpp na ko. acca léegi xaar léegi man 19 combats après di nga si ñëw man 17 combats laa jàpp 13 victoires 2 matchs nuls ak 1 sans verdict benn sans verdict léegi 19 acca ñëw ci. 19 yi da nga bëgg ma limal la seen tour ni mu ñëw. jarul lim. ok def na 19 combats ñaari match nul ak benn sans verdict ak ñaari défaite muy am seen Modou Lo waaw benn bi maag Modou Lo bi décision arbitrage la maag am seen bi tamit noonu la fa demee moom moo daan waaw bi ñuy bëree woon mu jël sama tànk waaw. ak boobu lay jël sa tànk. waaw boobu la waaw. tey bu ñu doon ñëw nga xamante ne moom mooy sa carrière nga résumé. sama carrière maa fi nekk na jaar-jaar boo xam ne jaar-jaar bu métti la parce que booy xool sama ba may soog a commencé bëre mbër bu ma ci mënti am rek dañ naan moo mën Lac de Guiers numéro 2 ba nu ma duggee ci kalaaf bi ñu defoon ma tokaar ma ñëw toj kalaaf bi kenn ku nekk ak ni ma la daanee ñu jógee foofu noonu ma am sama papa Moustapha Gueye parce que dafa noonu ku daan rek jël final bi dina la may chance ma may ma chance ma bëre daan yaa ngi dégg ci biir loolu yàlla daf may commencé di bëre yàlla dama may ndam waaw ba ni ma eggee fi ma egg ni tey waaw di sant yàlla baax a baax waaw. wax nga ko léegi mais dafa am foo par étape boo dugg ndax wax nga ko ndax Lac de Guiers mu nekk mbër boo xam te ne mën nañoo wax sa génération yaa ci bëre ay combat te amoo ci benn défaite ñu gis ni bañ lay gën a ràññee da nga bëre ak Ness mën ngaa ñëwaat si Ness. sama combat ak Ness waaw Ness maa ngi koy nuyu en passage jantal gaayan la maa ngi koy nuyu baax a baax fa mu nekk di nuyu famille ñëpp. waaw sama combat Ness moom combat bi métti la Baleine de Lansar combat boo xamante ne arbitre dafa siffler rek waaye saa tàq sama kaw ak ay rafaalam ñu xeex bu métti waaw xam naa li tax ma am ndam ci kawam nag mooy uppercut bi ma ko dóor moom moo teppi woon fii quoi te am naa foofu nag ci lay yóotu loxo bi dóor ma jël tànk bi tourné ak moom waaw mais combat bu métti la woon bu neex tamit mais sama combat bu ma dàqal ci combat bi dañuy wax ay combat sama combat ak Babacar bu Fass moomu dàq maa ngi koy Babacar bu Fass maa ngi koy nuyu en passage di ko ñaanal yàlla fa mu nekk yàlla defal ko fa jàmm dama koy faral di wax souvent moom moo nekk combat boo xam ne combat bu métti la parce que sama combat ak Babacar xeex nañ xeex bu métti def naa ne loolu bu ko gars yi ñoom archive bi sax dinañ xam ne ni Lac de Guiers combat bi moo nekkoon combat bu métti lañ bëri maa moom ba mu mën ci gaañu
ci biir loolu nag après nag yàlla may ma ndam ci kawam mais combat ba moo nekkoon sama combat bu gënoon métti waaw. non dañoo xeex métti maag moom ndax jamono googu noonu Babacar da doon toj làmb da doon toj mbapat yi waaw. naa bëri nañ mbapat maag moom ma daan ko ñu demaat arène ma daanaat ko waaw mais ndaanaan lu làmb moo nekk Babacar bu Fass mu nekk gaayan ba ma estimé jantal gaayan waaw yal na ko yàlla defal jàmm yàlla yokkul ko xew fu mu nekk waaw. Babacar ñu koy nuyu au passage moom it grand frère bu baax la depuis yëmbal mais Lac de Guiers nga da ngaa jóge woon ci nees yow si nga duggee ci calaf bi si lañ joxe favori su ma jumul Yékini Junior. waaw ak Issa Pouye Yékini Junior ak Issa Pouye waaw ñoom ñoo nekkoon favori surtout Yékini Junior moom tam favori la woon parce que moom lañ joxoon favori sama kaw xam nga la ñu ñëw ñu bëre yàlla may ma ndam ci kawam yaa ngi dégg ma amaat je crois Tapha Tine waaw le géant du Bawol gars yi yëpp maa ngi leen di bëgg maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp muy Tapha Tine ak Yékini Junior ak Issa Pouye ak ñoom ñëpp waaw am Zos nag final boobu moom métti woon tamit waaw final bu métti woon gars yi dañoo gisoon ne dafay yomb woon ci jéll bi mais ci ginnaaw jéll bi am na lu ci raxoon waaw ci côté mystiquement taroon na trop maa ngi koy nuyu jantal grand boobu noonu Zos mu nekk borom baax di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm fu mu mënti nekk yàlla waa amee noonu la ku jàpp fi rek jàpp fee noonu rek la yàlla na ko yàlla defal jàmm Zos moom borom baax la waaw gars yi dañoo gisoon jéll bi yomb na mais ci ginnaaw jéll bi avant combat bi am na lu bëri lu ci xewoon ci ginnaaw waaw métti woon na trop sama côté. ci côté mystique quoi. waaw ci côté mystiquement. non jàpp mystique. xanaa du ma nit doomu aadama laa de. ñu ne gars yi yow ñi dàq mystique ci nga bokk. mais dañ may jàpp mystiquement Zos de ay mbiram taroon na moom taroon na trop sax xaw ma kan waaye Zos ay mbiram taroon na. kon ki ko ñaanaloon ay na. non ay na trop waaw ay na dina ma booleeg ñooñu noonu Zos boole ma ak ñooñu ma boole ko samay bagage ñu tañ ci ngir ngand mi. après nag ba nga jógee ci calaf bi nga surprendre ñu bari nag gars yi ne léegi mbër géejawaay am na mbër ndax lan ci li nga xamante ne mooy gabarit bi ci fulla bi ak ci fayda bi mais boobu nag encadrement bi la accompagné woon la ñëpp doon wax ni yow yaa ci ëppoon encadrement ndax ñoo xamante ne dañ di suivre ci lépp mais à un moment donné que ni ñu gis ni lâché woo sax mais Lac de Guiers léegi gars yi ne pour mu daan mbër c'était tout un problème parce que ñi nga accompagné woon ñi leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yaara xaari aljana ku ci mel ni Mama Ba surtout ak ki nga xamante ne moom mooy père Alioune Seye père Gora mais surtout Mama Ba ñu ne dafa am lu mu ferme lu bari ci sa carrière. gis nga ma fi gis nga li ma dal li ma dal man ci sama côté staff boobu beneen mbër bu mu dal bàyyi làmb parce que doo ko mën a dékku parce que maanaam dafa mel ni sa benn partie xol lañ fa jëlee. muy sama papa Alioune Seye sama grand Mama Ba père Gora grand Cheikh Cheikh mu ndaw maanaam ñi nga xamante ñoo nekkoon xolu Lac de Guiers ñooñu la fi yàlla jëlee bàyyi xool ndax xam Lac de Guiers dina mën a continuer moo la déet ma boole ci gëm yàlla bu baax nag di ci sant yàlla di leen ñaanal yàlla na suuf sedd seen kaw. yàlla booleel ak malaakul yërmande seen biir bàmmeel ñooñu moom ñoo nekkoon sama lépp moo tax ma ne alhamdulilah jàmbaar la te jàmbaar dëgg mooy xool fu mu jëm te dina fa yegg bu neexee yàlla suñu borom ñooñu seen mission yàlla dafa am fu mu ko yemale woon yàlla yemale na ko fa léegi ñu xool nekk suñu kanam ñu ñaanal lañ fi ñu toll rek. waaw. après ba affaire yooyu yëpp amee sa combat bi nga bëree après ñoom ban combat la. Baboy la Baboy. mais combat boobu nan nga ko bëree woon psychologiquement gis nañ ni après Jules ñëw gaa yëpp xooli tooy mais Lac de Guiers psychologiquement est-ce que sa combat ak Baboy yaa ngi fa woon. waaw sama combat ak Baboy ndam rek moo ma ci arrangé woon ndam rek moo ma ci arrangé parce que foofu du woon cadre ñàkk parce que ñu jóge woon sama ña fa jógee def vide sama biir xol. dem nañ mais ndam rek laa leen mënoon jox pour ñu yóbbaale ko wala fa ñu tëdd mu sedd waaw nekkoon yàlla dafa def na yàlla dafa ma boole ko mama mu bëggal ma boppam mu yëkkati doomam jox ma ko
muy Gilles mu ndaw mu nekk ba léegi maa ngi ak moom fu ma amee combat moom may préparé boxe gi yëpp di ko ñaanal yàlla na ko yàlla def magum ëllëg yàlla bàyyi ko ak yaayam bàyyi ko ak famille am bàyyi ko ak soxnaam ak ay doomam waaw di nuyu waale sama rakk ju baax ji daba nuyu waa kër gi yëpp waa Gunaas ñëpp bàyyiwuma kenn di nuyu ñëpp waaw. nga bëri Baboy ñu kase verdict bi loolu noonu est-ce que amoon ci satisfaction parce que tamit ak fi nga jóge woon. non man ba léegi loolu sama ndam laa ko def parce que tey bëre nga ak Baboy ñu jox la ci victoire ñëpp gis nañu jëw Baboy takkoon na suuf ñu demaat bi ci ñu kase verdict bi mais tamit bon mooy li may wax rek CNG moom suñuy kilifa lañ des fois lépp lu ñu mën def rek dañ ñaa koy accepter parce que ñu nekk du tesante ak ñoom suñuy kilifa lañ ñu respecté leen trop bëri nañ yàlla may nañu ndam foofu ñu demaat bi ci kase verdict bi ñu ay xale lañ dañuy continuer suñu parcours rek xoolaat nekk suñu kanam. nga jóge ci Baboy dalaat ci kan. ma jóge ci Baboy def naa ci laa dalee ci Baboy après je crois que Modou Lo la woon Modou Lo waaw après ci lañ bëree maa ngi moom match ñu ma waaw après ñu bëree match nul. ñu bëri na match nul warul woon parce que tamit ñëpp yow lañ joxoon favori Lac de Guiers puusul paasu. mais c'est normal ñu jox Lac de Guiers favori bi parce que dañ naan Lac de Guiers moo ëppi corpulence moo ko mën ci tous les plans affaire du foofu nit ku nekk dafa am mbokk Modou Lo du como ci làmb am na ay mbokk yaa ngi am na ay mbokk dem naa ñaan bëri nañ match nul nañ loolu la yàlla tudd na ndam du dem dikk loolu rek la mais tamit bon ñu xoolaal nekk suñu kanam daal. nga bëri Modou Lo ñu dalaat ci kan. ci laa dalee ci Eumeu Sène seen premier combat yéen ñaar derby entre Pikine Guédiawaye. waaw combat bu neex. ndeysaan di nuyu sama papa Moustapha Gueye maa ngi koy ziar baax a baax moom bés boobu xam nga suñu papa Moustapha Gueye bu demee ba kontaan ba ne lii mooy combat jàppal ne jour boobu Lac de Guiers joxe na oof dafa joxe lépp ba jeex tàkk parce que booy xool Lac de Guiers liñ ne mënul bëre jour boobu dafa bëre ak Eumeu Sène di génn saako yi mu téye ngeen ba di ko xëccaat pour mu dugg ci biir Lac de Guiers génnul benn yoon. la Eumeu Sène day attaqué benn attaqué boo xam ne arrangé wu Lac de Guiers dafa fa recul ba gis lu mu bëgg affaire bi noonu la fa demee woon waaw. ñuy bëre ma koy téye di ko xëcc muy ñëw ci biir géew gi na gars yi seetaanaat mu nekkoon combat bu neex combat bu metti waaw combat bu neex bu metti boo xamante ne tey mën naa ne sax boobu moo gën a tax sax gars yi di xaw a bàyyi xel na Lac de Guiers dafa mën bëre waaw suñ papa Moussa Gueye yuux ci yuux yi neex. xanaa yu man su ma seetaan combat boobu parti sama papa Moussa Gueye foofu may dugg lii mooy combat léegi yuux ñu ne woon Lac de Guiers mënul bëre war na boppam waaw lii mooy combat papa Moussa Gueye non daf may dundal quoi. parce que li mu nekk waaw si sama papa Moussa Gueye moom nit làmb la lu mu lox takkal téere waaw man moom sincèrement dama ko estimer ci lépp waaw. parce que la muy gis ñun ndaw yi du ñu gis loolu la moo tax di duy ci xam-xamam dafa baax waaw di duy ci xam-xam suñu père Moussa Gueye dafa baax ndax garabu guy la da ngay witt rek di defar di naan moom xam-xamam moo dul jeex waaw di ko ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam sama papa Moussa Gueye. kon tey Moussa Gueye bu ñëwoon ci côté Lac de Guiers tamit tey comme par exemple. waaw mais dañuy jël dégguñu la xam-xam du doy ñun ay ndaw lañ moom fu mu tolloon. ñun tollaguñ fa te ñun fu ñu toll moom tolloon na fa kon donc ñun dañuy ut xam-xam rek di ci ñaan bu ci yoree moom may ñu ci waaw di nuyu famille am bàyyiwuma kenn ay doomam ak ñëpp waaw ñun duñu doyal dañuy ut rek amuñu loo xamante ne tey tax nañu yegg fu ñu war a yegg waaw ñoom nag yegg nañ fu ñu war a yegg ba bàyyi nañ kon dañuy duy ci ñoom maa ngi koy woo sama combat bi. di ko mais bien sûr xam-xam. sama papa Moussa Gueye na ci jàpp na ci ñëpp jàpp waaw du yomb waaw non Père Tapha Gueye sama paar la moom du daraam day sóob rek Père Tapha Gueye maa ngi koy bëggee bu baax moom sama père la sama waay la sama xarit la waaw yal na ko yàlla defal jàmm
wàllu ci Père Tafa Gueye de waaw ba tey amul problème. Tafa Gueye fi ñu lépp la am nañ ci droit ñu di wàllu parce que nitu làmb la waaw liiwu làmb la lii lu leer non looloo am mu neex gaa yi looloo am mu naqari gaa yi looloo am man du ma jeter kenn fleur yàlla may na ko très sérieux yàlla may na ko bëri nañ mais yàlla may na ko loolu gaa yi dañ koy nangul waaw mbër bu nekk ak nam la daanee man dama ko naw ci lépp nee naa la man du ma jeter nit fleur waaw suñu papa Birame Ndiaye yàlla ku ko may la yàlla daf ko may suñu papa Birame Ndiaye waaw sama papa Père Ali yàlla daf ko may lu mu la wax taqal téere Père Ali lu mu la wax taqal téere ndax daf may wax ay mbir ma dawal quelque temps gis lim ma wax kon donc nitu làmb yooyu noonu man dafa baax di toog ak ñoom di am ak Père Ali moom sama waay la heure bu ma ne ko dajji buntu sama copain boobu noonu ak biir bi day bëgg def ay action ndeysaan mag dikkee rek mag dikk na di ko ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam Père Ali yàlla bàyyi ko ak njabootam waaw moom moo nekk ménageur boo xamante ne barke yonent yàlla Muhammad sonalu ma ci benn boor Père Ali sonalu ma ci benn boor des fois su ma toogee ay fan ni woo ma ko sax moom moo yëkkati portable am woo ma naka mu ci loo nekk yaa ngi ci entraînement yi te loolu dafa neex ci xol waaw Père Ali yal na yàlla guddal fanam waaw yal na ko yàlla defal jàmm tawat bi nekk ci yaram bi yàlla tegg ko ci barke Seydina Muhammad waaw. mais nag wax nga ko léegi bëri nga ak yàgg Eumeu Sène ba gars yi reporté ko yow da nga def lu rëy combat boobu wala gars yi dañ koy seetaan mais seen deuxième combat la dëgër ñëw di wane ni carrément que ni boo ma daanu ma daal la nga ñëw wanteer sa combat bu jël boo xamante ni sax xam nga chaque jour parfois sax da nga naan du jël damaa yàkkamte mais combat boobu mën nga see ñëwaat. maa fi bëgguma nekk di duggaat ci combat boobu noonu parce que su ma ciy waxaat maam day nekk li nga xamante ni maanaam dafa am benn genre ranking bu may gën a amaat ci combat boobu parce que xam nga la moo tax bëri naa ak Eumeu Sène ma am fu ma ko doon xaaree moom waaw maanaam dañoo ñëwoon pour jixaat maa moom sama diggante ak moom ñëwoon pour xeex bu métti parce que loolu laa programmé woon maa ngi ñëw xam nga mag bu la jiitoo ci néeg bu lëndëm moo lay wax fi ngay toogee te loolu la ma jaay jour boobu noonu maa ngi ko koy wax keroog maa ngeen ko xale màgg na la ma rayoon dépasse du ma rayaat ci kàttanu yàlla bëri nañ ma door ko mu dem ardo ñëwaat pour man day dëggal boppam ma doon am lu may doon xaar ci moom gisuma loolu mu ne nii nga daw ñëw ba mu dawee ñëw ma dëpp ko te ba ma ko dëppee Sénégal am na nu mu fa demee am na ñii naan leer na ñi naan leerul mais man dama nekk nit nga xamante su ma nee lii la rek lii la waaw jeex na li ci des na may xoolaat nekkaat sama kanam waaw. ngay di xare bu ñu waxee nga ne Eumeu Sène naam am na combat boo xamante ni sax moom waroon a kii ñu gis ni combat boobu ne sa combat ak Eumeu Sène yow yaa ko tëggal sa bopp Lac de Guiers ndax dem na benn instant sax yow nga ne ku dul Eumeu Sène bugguma nga fexe ba tëggal sa bopp combat lan moo waral nga tëggal sa bopp combat ak Eumeu Sène yow yaa ko tëgg. waaw parce que man maa ko bëgg parce que bëgguma man suñu ne diw am na ci yow victoire rek loolu laay bañ a dégg waaw man homme de défi la dañoo war a dajawaat ma ak moom dinañ dajawaat nag daja bu neex waaw yàlla baax na yàlla ñu fi yàlla bàyyi ba bés ba waaw affaire yi ubbi ci jàmm ministre des sports joxe avomar préparé ba ñu xam suñu date ba ñu xam fu ñuy taxawee boobu la ñuy xam ne combat am na. mais la liggéey ñu bari nañ yow parfois da ngay actionné xam nga boo nee nii sa bët yi nii xam nga concentré wàññi gars yi tey mu dee mais gars yi nee yow la liggéey parfois li ngay wax yëpp da nga koy wax pour wàññi adversaire bi mais après doo ko jëfee quoi parce que tamit wax jooju jëw boobu dégg nga ko. waaw xam nga tey nit ñi dañ naan na may waxee noonu lay bëgg a jëfee mais su ma ko bëggee jëfee mbër ma du indi pour ma jëfee ko parce que la may bëgg mooy ñu nga jékki-jékki rek ñu bagaar bu garaaw yaa ngi dégg sama combat Eumeu Sène bu njëkk ba bagaar na fi bagaar métti loolooy combat maam la ñu waxante nañ ko def mais da ngay wax li ba pare ñu dem ba ci biir géew gi nga xool xam na ne mbër mi ñëwul pour loolu mooy waral man tam mën a xaaral
comme dafa ñëw pour jéem a nax te man nekkatuma gan ci làmb ji xaaral ma xool man tam na may def pour nax ko mais su ma joxee benn avant ne la lii la ñuy def tey ñëw ñu def loolu ñu xool ndax dinaa ko def wala du ma ko def mais bu ma ñëw ba xool sa kanam gi damay xam ne yow mii ñëw pour loolu da nga ñëw pour leneen pour nax la dëgër moo tax it loolu bu loolu amee rek mooy tax ma war a man tam ma def recul di xool yow lan moo nekk sa biir bopp bi yaa ngi dégg tey mën nga ne tey damay ñëw dal ci koom nga wax li nga wax pare nga jékki-jékki rek bismillaahi rahmaani rahiim rek nga daw génn ci loolu lépp mooy waral la dëgër des fois ay calcul di faussé parce que la muy wax mbër mi du ko indi loolu tegal ko fa loolu lay wax gi waaw. mais ndaanaan yi ngay bëreel de Eumeu Sène est-ce que tey Lac de Guiers tax pare na tey bu combat bi taxawee. nekkagul ndaanaan dee ndaanaan parce que bu téyee Lac de Guiers de naka wëlbët kën mu leer nañ boobaa lay doon ndaanaanu ndaanaan yi. daan à la manière su la ko defee. waaw boobu laay taxaw na ko ndaanaan sur ndaanaan nga. mais non kenn kon wax jooju ñu xaar ko ba mu bëreeg yow bu bari. voilà balaa ñu naan ndaanaan sur ndaanaan yi la na xaar ba jàpp ma wëlbët gën ba mu leer nañ boobu lañ koy wax ndaanaan sur ndaanaan yi la mais nii gisaguma ndaanaanam de. est-ce que tey Lac de Guiers réellement nag pare nga pour bëri ak Eumeu Sène tey bëri ba stade bi yëpp jug parce que tamit xam nga puncheur lañ la xamee woon Lac de Guiers léegi pour nga kii sax xam nga puncheur bi yooyu noonu sax c'est-à-dire Lac de Guiers. ci moom la dépendre. ci moom lay dépendre rek. te Eumeu bu la xeeb tey pare naa ñu ñaar ñu bëri sax xeeb pare. déggoo li ma la wax ci moom lay dépendre rek. waaye sa ñoom mbapat ak moom nag de. waaye yow defal naa yow entrepreneur wala yow da ngay yaakaar man mun ma bëri maa fi. bëri mbapat mi nga bëri moom réellement machine daanaan la de. maa fi man daanaan laa de billaahi bëri rek laay def barki Sëriñ Babacar Si bëri rek laay def bëri rek laay def mais gars yi dañoo mënul xam loolu nag parce que génne gu ma leen sama qualité bëri mais qualité bëri balaa muy génn dëgg action sur action am ñu xool li nga xam ndax la dëggee mën na bëri wala mënul bëri. mais est-ce que tey jarul nga wane ko tey sa combat ak Eumeu Sène parce que tamit yaa ko tëggal sa bopp am na loo war a wane parce que Eumeu Sène moom moo la daan léegi Lac de Guiers moom moo war a dem jëli. bañ jàpp date bi buñ jàppee date bi lépp luñ ci war a def dinañ ko def bu neexee yàlla. incha allah. Lac de Guiers beneen bi mooy fan yi dañoo gis sa benn nijaay di sorti muy Khalifa Diouf waaw mu ne ànd ngeen yéen ñaar mu entraîné nga ci nga daan Papa Sow ba sa combat Yékini dégg nañ sax mu ne Yékini xaritam la mais yow mbokkam nga parce que nijaay àqan la ak sa neen sa combat ak kii sax dafa feebaroon sa combat ak Modou Lo def naa la feebaroon bam ne su fekkoon ni yow poids bi nga jël moo diis mais moom bu ko fekkoon yow di nga ko daan affaire yooyu noonu dégg nga sorti boobu moom mu def mu ne carrément yow moom wax dëgg yàlla dootu anteeg yow parce que amoo reconnaissance. waaw dégg nga sorti boobu noonu Khalifa Diouf moom mën ngaa leeral sa diggante yéen ñaar. sama ndijaay la mënuma ci sori ay mbokk lañ ba ma taxawee wax dina am ñenn ñoo xam dinañ taxaw duñu xool lu dul dëgg dañ naan taxaw na Lac de Guiers nekkul ci dëgg mais dañ ne mag buur la mag lu mu wax yàlla baal ko mag buur la te buur la sama kilifa la lu mu wax rek noonu la mais man xam naa yàlla xam na yàlla xam na te yàlla rek moo may seddeel loolu du doomu aadama man xam naa yàlla xam na fa laa yem. mais yéen ñaar ànd ngeen ci combat mu accompagné la. déggoo wax du benn yoon contre Papa Sow ànd nañ contre Yékini ànd nañ waaw. te loolu yëpp ndam nga ci jëlee. waaw sant yàlla. mais moom moo dem ba jël décision boppam ne bàyyi na loolu mun kenn mënu ci dara sincèrement parler mais sama kilifa lay mës a doon te du ma fi nekk di fi wax loo xamante ne dina ñagasal diggante mbokk ak mbokk yaa ngi dégg sama kilifa la sama lépp la je le respecte beaucoup yaa ngi dégg mais nag lépp loo gis tamit nañ doxal ba ci kanam rek. mais Lac de Guiers xam nga tey point boobu dafa xaw a sensible parce que tey nekkoo n'importe qui. sa mbokk la non si tax Lac de Guiers sa mbokk la tey ku taxaw en tant que champion bu toll ni yow moom muy sa nijaay àqam mu ne yow pare parce que tamit nee du question joxe mais daal yow amoo reconnaissance bi ci lan Lac de Guiers da koo toppatoowul wala Lac de Guiers yow da nga faa dem da nga koo faalewul wala sa intérêt moo la bàyyi ci moom tamit il faut que nga leeral ñi nga xamante ni ñoom ñoo lay suivre parce que tamit wax jooju am na say supporters yoo xamante ni daf leen choqué mais tamit tey boo nee mag buur la. déggoo lu ma la wax
bu fekkee reconnaissant naa yàlla xam na bu fekkee reconnaissant yàlla xam na leneen la ci def du ma ci nekk détail. mais est-ce que yow daan nga ko seeti. déggoo lu ma la wax dem naa fi Mbuur barki yonent yàlla Muhammad yegg naa këram du benn yoon du ñaari yoon yaa ngi dégg mais am na loo xam ne duñ ci nekk di wax loolu sama vie privée la on close dañu wax ci leneen. mais est-ce que tamit jarul yow it nga dem woo ko waxtaan ak moom yéen ñaar ngeen àndaat. parce que tamit duma ko woo. ndax doo ko woo Papis. lu tax ma koy woo. ni nga mag buur la kay. mais duma ko woo ay kilifa ñoom ñoo toog waxtaan ak man kilifa yooyu laay bàyyi lépp seen loxo. ay kilifa ñoom ñoo toog waxtaan ak man kilifa yooyu laay bàyyi ñoom ñu dox loolu. mais soo sañoon lépp lu ma ciy def rek day indi yabel ci diggante ba après te bëgguma loolu am sama diggante ak moom sama ndijaay la te sama ndijaay lay mës a doon waaw du ma ci sori nag nañ jàll ci leen s'il te plaît. baax na nañ jàll ci leneen tamit xaw naa leeral tuuti mais nag beneen mooy gis nañ ni yow tamit yow nekkul yow kese yaa am combat ci mbëru géejawaay gis nañ ay combat yu mag du ma ne sax mbëru géejawaay ñi nga xam te ni peut-être say adversaire lañ combat Boy Niang ak Tapha Tine ndax gis nañ ni bëri nga ak Boy Niang bëri nga ak Tapha Tine Boy Niang nga mujjee bëreel Tapha Tine sa combat sax gars yi ñu ngi ko doon togg ba mu lay tooñ naan ay tappet nga ak yooyu fee mais faf mu jël Boy Niang tey Boy Niang ak Tapha Tine combat boobu nan nga ko gisee comme que laale nga ak ñoom. combat bu neex la. combat bu neex la rek. loolu kese. ñoom ñaar kan moo ci ëpp ay kii nu mu tudd kan moo ci ëpp bëre ñoom ñaar Boy Niang Tapha Tine. combat bu neex la du ma ci wax ko ëpp bëre. ndax loolu mais da ngay décortiquer tamit. du ma leen décortiquer dara ñoom ñaar ay adversaire lañ. que le meilleur gagne. lan nag sax na nga wóccee décortiquer ko comme ñeneen ñi wax sa. du ma ci décortiquer. am naa ci droit. ñoom ñaar ñëpp bëri nañ yàlla may ma dem seen kaw leneen li ci des ñoom nañ ko góorgóorlu rek. Reug Gouye Gui combat bu bari coow combat boo xam te ne ñu bari jox nañ sax li nga xam te ne moom mooy favori Reug que naan ay Reug moo dàq bëri Gouye Gui affaire te Gouye Gui sa raq la combat boobu noonu nan nga gisee Reug Gouye Gui. combat bu neex la waaw ñu ñaanal Gouye Gui yàlla may ko ndam ci barki Seydina Muhammad. est-ce que ndax am dina gaaw mu gaaw mu yéex yàlla na Gouye Gui am ndam parce que géejawaay la man géejawaay mu ma ñor Gouye Gui nekk nit ku baax nit ku xolam rafet musuma manque de respect waaw yàlla na ko yàlla may ndam. est-ce que combat moom pare nga pour jàppale Gouye Gui ci côté entraînement ci côté les parce que ñu bari gis nga nag combat bi ampleur bi mu am ci côté Reug sax gis nga kii woon na la fi. kii woon na la fi tey mu ñëw saraq est-ce que tey pare nga bala moo jàll ci yéen. Gouye Gui lu ma wax ma jàppale ko dinaa ko jàppale mu woo ma ñàkk ma woo yëpp dinaa ko jàppale parce que sama nit la dafay sonn samay bés daf ciy sonn samay bés daf ciy sonn sama doom day dund maa ngi koy nuyuwaale sama xarit sama waay waaw Gouye Gui mu woo ma ñàkk ma woo dinaa sonn ci bésam parce que nit amul loolu bésam Gouye Gui dafay sonn samay bés di jël ay ñaankat di ma booleeg ñoom waaw kon donc kooku noonu maanaam boo déggee mën a dem moom day dem ci ay ñaankat ñu may ñaanal pour ma am ndam kon donc kooku mënuma ko seddal lu dul lu baax parce que du ma hypocrite man sama xol lu dul dëgg rek moo ciy génn jàppal na ma sama combat ak Boy Niang dem ba stade ñoom ñëpp mbëru géejawaay yëpp Balla Gaye sonn na ci sama combat jël na ma yóbbu na ci ay maara yaa ngi dégg Sa Thiès sonn na ci sama combat yëkkati xaalis bu bari jox ma na lii sama nit moo la ko jox Sa Thiès ci boppam loolu maa ngi koy soog wax nit di ko dégg xam nga mënoon na ko téye mais dafa ñëw yëkkati xaalis bu bari jox ma na ma sama nit moo la jox lii nee na nga continuer say sarx yaa ngi dégg
Alioune Seye 2 waxantewu ma ko kooku daf cee sonn ba ma yaakaar ne kii bu paree day dog barke yonent yàlla Muhammad kon donc géejawaay leen rek moo fi war muy jàmm ñun bu ñu gisante suñu biir dañu mel ni kuy bëgg a lekkante ñun bëri dañoo bëggante kon donc ngal nañ leen fonk loolu ngal nañ leen appliquer loolu lépp lu ñuy def na dëggu ci ñun lépp lu ñuy wax na dëggu ci ñun bañ a doon hypocrite nañ leen bokk ndey bokk baay mbëri ndaw yeeg mbëri mag yi ku dem indi tekk nga xam ne kii li mu indi arrangé wul géejawaay puusal ku dem indi tekk pour labaje géejawaay puus ko ndax géejawaay fii jàmm rek lañ fi ñaan ñu doon benn ngir yàlla war suul yi ñun bëri nañ doon benn parce que jamono gi géejawaay ni mu tàngee waaw neexuma dara neexu vraiment su ma nee neexuma su ma nee neex na ma waxuma li am neexuma dara ñun nag ñu ngi fii ñoo fi nekk ay mbër yi nga xamante ne dañoo war a uuf suñu rakk wi drapé rek ñu xëccaat leen tegaat leen ci yoon suñu rakk yi dara wax yoo xamante ne jubul ci beneen mbër xëcc ko nga woo ko nga yedd ko woo mbër ma taaj leen wax leen lu ñuy dégg kii seen mag la respecté leen ko bu juumee jéggal leen ko bu defee lu dul yoon jéggal leen ko mais réseaux sociaux yi léegi koo ci woo mu dem ndax lan bëgg a yëngal géejawaay ñun leader yi ñun ñoo war a bañ loolu muy man sama bopp laa njëkkee muy Balla Gaye muy Guy gi di Abdou Diouf di Alioune Seye 2 di Elton di Les 2 leader yi nga xam ne yàlla def na ñoom ñoo fi jógagum ci biir géejawaay ñun nag mbëri mag yi nañu fonkaat xale yi ci nan ku lay guttigal di la bëccëgal jox ko cër respecté ko ku lay guddil di la bëccëgal respecté ko jox ko cër xam ne li ñu nekk nii day jeex mais ndaw itam dañ jox cër seen mag yi boo amee lu la metti bul toog ci réseaux sociaux yi di wax demal ba ci moom bu fekkee li ngay woote dëgg la ci yow demal ba sa këram nga toog nga wax ak mu ne ko lii moom metti ci yow nga yemale wax gi foofu noonu mais bul génn ci benn réseaux sociaux di wax di ñaan géejawaay nag yàlla na fa yàlla def jàmm ndax jàmm mooy lépp képp ku am combat yàlla may la ndam ku amul combat yàlla may la combat tegal la ci ndam ba nga ñëw remplacer say mag waaw jàmm jooju laa ñaan biir géejawaay yàlla na fa yàlla def jàmm waaw. la dëgër Camon Town la wala. waaw man Camon Town mag la waaw si Camon Town la parce que caay jaay laa juddoo yaroo Casamance dëkk bu ñu naan Sédhiou Camon Town mag la xam nga luy moo Camon Town gars yi dañ naan Camon Town voilà gars yi bu ñu jël moo Camon Town ñu bokk ko rëyal Camon mooy lan mooy kaay town yaa ngi ci biir town bi ñëwal ci biir town bi ñëwal dëkk si loolu dara gars yi bu ñu ko rëyal ñun ñëpp ay Camon Town lañ boo demee Europe lan lañ lay wax Camon ci biir town bi kon loolu dara gars yi bu ñu jël wax yooyu di ko rëyal Camon Town du dara ñun ñëpp ay Camon Town la maa ciy pee génnewu ma sam bopp Camon Town bu mag la waaw yàlla na jàmm yàgg biir géejawaay xale yi nañuy muñ rek àdduna amul solo yéen mbëru géejawaay yéen ñëpp muñ leen waaw ndax ku jiitu nag xañ baw la de waaw te yàlla na yàlla def jàmm yéen mbëru géejawaay yi ngeen baal ñu àq sonal nañ leen yéen mbëru géejawaay yi ndaw yi ak képp koo xamante ne mbër bu mag tooñ na la rek ñu ngi lay jéggalu baax a baax ndax loolu suñu coobare bu ñu sañoon chaque jour que jafee seen xol di sedd ci ñun waaw ñu ngi leen di jéggalu képp koo xam ne jàppal na benn mbër dara maa ngi la koy ñaan man Lac de Guiers 2
nga bàyyi lépp mu sedd waaw nga bàyyi lépp mu sedd yàlla na yàlla def jàmm ci barke Seydina Mohamed. est-ce que tey Lac de Guiers 2 pare na mooy ñi nga xam te ne ñoo am problème biir Géejawaay soldat lam fexe leen a kii jubóole. non problème amul ah réeroo rek moo am problème amul. mais est-ce que pare na pour dox ci. non tant que jàmm dina am te dañ ko dégg fan yi incha allah mais problème amul maanaam xale yi ñoom ñoo am problème ak seen i mag te loolu waxtaan bu ndaw rek la yaa ngi ne gars yi bu ñu ko garaawal jàmm moo am biir Géejawaay te jàmm mooy mës am Géejawaay xale yi ñoom ñoo am problème ak seen i mag rek ñàkk déggoo ci benn côté bi xam la ñu waxtaan ak xale yi rek waaw xale yi suñuy rakk lañ ñun ñëpp yàlla na yàlla def jàmm ah te nañuy rafetal nañ bàyyi di jóge fii di dem fee di wax kii di jóge fii di dem fee di wax nañ bàyyi loolu na lépp rafet bu lépp rafetee rek société bi jëm kanam waaw. bu lépp rafetee société bi jëm ci kanam bien sûr vous êtes sur Khass TV la chaîne du peuple ñu dalal ki nga xamante ne mooy Lac de Guiers dégg ngeen message bi nga xamante ne bu am solo bi muy dugal biir Géejawaay te wax na dëgg ñi nga xamante ne ñu mënul bàyyante ñoom ñooy ànd te erreur mënul ñàkk mais Lac de Guiers dañuy nuyu ñi nga xamante ne mooy waa diaspora ndax damay seeti Lac de Guiers mais ñoom ñëpp ne ñu ngi lay béggee bu baax a baax waa diaspora bi ñëpp ñu ngi leen di béggee Ngagne Diagne numéro 2 depuis Italie moom xam naa ne xam nga ko nee na mi ngi lay béggee bu baax a baax a baax a baax. waaw maa ngi koy béggee Ngagne Diagne maa ngi lay béggee di la ñaanal yàlla na yàlla yokkal foofu xéwal ah parce que tey dëkk ba métti na ak Covid xam la lépp tëju nga war a ñafe sa life pour dimbali say waajur lépp tëju dafa métti nañ leen ñaanal yàlla nañu yàgg nañu muñ xam ne lépp dina jeex. bu neexee yàlla te Ngagne Diagne man Lac de Guiers maa ngi lay ñaanal ak képp ku nekk foofu noonu bitim réew ak foo mënti nekk ci àdduna bi yàlla na la yàlla may wér ak gudd fan moom moo ñu mën a ñaan après xewal gi ñëw nga mën a dimbali say njaboot dimbali képp koo xam ne loxoom jotul ginnaaw. Chérif borom Italie moom mooy tuddee doom mi ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw Chérif maa ngi lay bëggee ba nga tuddee sama doom ji waaw maa ngi lay bëggee bu baax Chérif Chérif yàlla na jàmm sonal yàlla yokkal la xéwal gu bari Chérif jàppal na ko bëgg kii bëgg nga ma ndax man awma ku dul sama doom ji fii daal def Chérif bëgg naa la. mais Lac de Guiers beneen bi mooy wax dëgg yàlla li ñu des ci temps sax bareetul mooy dafa am loo xam te ni fan yi moo xew ci réseaux sociaux yi mooy Lirou Diane gis nga vidéo bi mu def ak ki nga xam te ni mooy Sofia ñu gis ñu bari ñi ngi ñaawlu vidéo boobu noonu surtout suñu mbokk boobu noonu noo gisee interview boobu noonu ak vidéo boobu boo ko gisee nan nga def. waaw moom sincèrement par boobu moom mënu ma ci wax loolu moom ngeen baal ma waaw mënu ma ci wax quoi foofu waaw parce que jigéen dafa war di suturaal boppam waaw dafa war di suturaal boppam fu mu toll parce que am na loo xam ne boo demee ba koy def rek da nga xalaat ne bés dina ñëw di nga ami njaboot waaw njumte moo am nag am na le coup est déjà parti waaw ndaw si tamit buy defati yu mel noonu na xoolaat grand Lirou suñu grand la jéggalu na wax na li muy wax kon donc naka ni ñuy jéggal loolu laa ci mën a wax di ñaan Sénégal yàlla na ci jàmm yàgga loolu daal am ma ci wax waaw. am nga ci droit Ama Baldé Eumeu Sène ak ki nga xam te ne moom mooy Modou Lo combat boobu gis nga léegi moom combat boobu dañ koy bëri incha allah dañuy ñaan yàlla Covid bi jeex ak jàmm ak salaam mais combat boobu nan nga ko gisee Ama Baldé Modou Lo parce que dégg nga fan yii Ama Baldé dégg nga ay vidéo mi ba ma xamee damay nekk roi des arènes yàgg na affaire yooyu te moom Modou Lo bëree woon nañ Modou daan ko mu ñëwaat ñu gis ni mu nekk xale boo xam te ni moom gëm na ni instant bi roi bi da koy nangu ci Modou yow combat boobu nan nga ko gisee. xam nga def naa ay vidéo ay fan ci ginnaaw ma ne woon ma lance benn message quoi ma ne woon sama rakk ji Ama ma ne ko combat bi mu jël maanaam bu ko kenn wax ne moom moo Modou Lo maanaam ndaw buy dem di uti di xare ji pour bëgg a jël couronne teg ko ci boppam day liggéey bu metti képp ku waxul Ama liggéeyal nga mën a jël couronne yaa ngi koy nax mu ngi entraîné nag ndax gis naa ko moo ngi entraîné di ko ñaanal yàlla li nga xam ne moom la sumb mu nekk ci kanamam mu bëgg ko ci biir xolam mu fekkee lu koy jig la yàlla na ko yàlla jox mu fekkee loo xam ne du ko jig nag
na ñaan yàlla mu jik ko ndax mu jot ko waaw. mais combat bi est-ce que dina métti dina yomb ci Ama. nga xam dina métti wala dina yomb ci Ama lépp liggéey la rek pour mu mën a yomb ci moom day liggéey bu liggéeyul du mën a yomb ci moom waaw. mais am nga yaakaar que ni Ama mën naa am dara ci moom. ci bu liggéeyee dëgg waaw parce que lépp liggéey la rek waaw képp ku koy conseiller dans la vie ci àdduna muy staffam ak ku mënti doon du nuy waale grand Jules ak grand Ibou du nuy waal suñu yaay ju baax ji nekk ci biir kër gi waaw di nuy ay magam tamit bàyyiwuñu kenn képp kuy wax Ama na ko wax mu liggéey waaw conseil mag la même bu fekkee du ma magam sax waaw non xam naa mais waxin la wax dégg-dégg la laaj même bu fekkee nekkuma magam sax su ma koy conseillé dama koy conseillé entre mag ak raq na ko na liggéey bu baax waaw parce que loolu boo ko bëggee am il faut nga job yi metti loolu daal mooy tax nga am li nga bëgg waaw. la diggeer beneen bi mooy gis nga fan yi làmb tamit ba tey gis nga ñi nga xamante ni suñu papa yi nga xamante ni dañoo tawat di jaalewaat nag bu baax a baax suñu père Balla Gaye mu nekk koo xamante ni kenn ku nekk am na lu mu représenté woon ci yow sa relation ak père Balla Gaye. waaw père Balla mën naa ne tey ndeysaan yal na ko yàlla yërëm yal na suuf sedd ci kawam yàlla dajeeg malaaka la yërmande ci bàmmeelam di jaalewaat demoon naa ci dëj bi sax di jaalewaat encore Youssou sama rakk ju baax jooju noonu waaw yéen bi nga xam moo tegu ci boppam keroog wax naa ko dinaa ko da nga fii nag ngay gën a góorgóorloo lépp lu sa papa doon tere nga bàyyi ko ndax guddi yi mu ngi lay gis lépp lu mu doon tere nga bàyyi lépp lu mu bëggoon ko def ko nga def ko rek te yàlla tax bul ne paa bi jógee na fi rek lu ma neex laay def loolu daa àdduna waaw loolu ñu ma la woon def ci kanamam bu ko def ba léegi nii waaw te yéen bi yàlla na oyof ci boppam Youssou yàlla na doon champion waaw ndax papaam moo ñu def champion waaw ñun nag bor bi lenn la rek mooy ñu fay bàyyam ba doomam doon dara ci làmb ji mais ci biir loolu na doomam gën a góorgóorlu tamit na gën a góorgóorlu waaw maa ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla jàppale yàlla na yéen bi oyof ci boppam waaw Baye Balla suñu lépp la woon suñu lépp bu ñu nekkee fii di résumé mbirum Baye Balla boobu moytu fii ba suba du jeex nit ku dëggu lu leer laa la wax ku dëggu ku gëm waaw tey moo fi njëkk a dugal roi des arènes bi Guédiawaye kon donc kooku noonu kenn amul fayam de képp ku ne am na fay Baye Balla waxul lu am loo xamante ne Guédiawaye da ko doon coow mu nekk seul mbër boo xamante ne ancien gloire boo xamante ne moom moo débrouillé bu dugal fi loolu fii kon donc kooku fu ñu toll dañ ko war a ñaanal waaw te yàlla na ko yàlla xare àjjana loolu rek laa koy ñaanal fa mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jóge waaw Baye Balla daal suñu lépp la woon waaw di masulu jabaram soxnaam di masulu waa ñaari soxnaam yëpp sama yaay yooyu noonu maa ngi leen di masulu bu baax métti na képp ku leen wax ne bu leen jooy daa fekk dalu la waaw dañuy jooy nañ ko génnee seen biir xol waaw mais ñu ànd ceeg ngëm yàlla xam na yàlla décidé waaw loolu la. beneen bi mooy dañ leen xaw a xarab ci làmb parce que gis nañ ni ancien gloire yi ñi ci wër dëgg bareetul gis nañ suñ papa Boy Bambara Père Mbaye Guèye bari nañ ñoom ñëpp dañoo feebar ñu bari nekk ni làmb dafa amul suivi loolu noonu lan nga koy déggee ndax da nga gis mbër boo xam te ne su bàyyee rek dina am lu ko dal léegi tey yéen en tant que porteur de voix ngeen nekk doom am foo leen toll loolu noonu nan ngeen ko gisee. waaw xam nga maa fi làmb dafa metti ñun bëgg nañoo def bëgg nañoo jàppale suñu papa yooyu mais des fois ñun day metti ci ñun trop képp koo xamante ne taxawoon na metti na rek daf fekk nekkoo mbër des fois nu muy dëgëree ci ñeneen ñi noonu lay dëgëree ci ñun ba tax na loolu noonu
leen rek la ministre des sports suñ Papa Matar Ba mën a def xool loo xamante ne tey dina ko ubbil mbëri képp koo xam ne dem nga ba bàyyi comme suñu papa yi fi nekk képp koo xam ne dem nga ba bàyyi nga am au moins sax loo xamante ne tey di nga ko mën a jàppale en mbër moomu mbër mu mag bi suñu papa yi fi nekk ñu mën leen dimbali xam la ndax tey bu fekkee ne ñoom amuñu doom yuy bëri dina metti si ñoom trop loolu moom mooy problème bi. mais lamb am na ci part de responsabilité. lamb comme nan. comme ñoom comme bu ñuy soxla aide affaire est-ce que lamb tamit ak fi mu toll. est-ce que lamb war woon dépasser foofu. ndax lamb war na dépasser foofu noonu. comme par exemple ñoom li leen di dal ni lamb mën. bu ci feebar ci mbër ñu lay téléthon wala di la ketal lamb war naa mën a dépasser foofu. mais est-ce que lamb warul dépasser foofu mbër buy feebar ñu lay ketal di la defal ay téléthon. xam nga am na koo xam ne il faut ñu sant ko gërëm ko muy zootechnique moo fi def loo xamante ne tey ñun mbëri képp koo xam ne kullu mbër nga war nga sant zootechnique. parce que zootechnique dafa dem bu fas yéene ubbi hôpital boo xamante ne tey pour mbëri képp koo xamante am nga licence rek boo amee gaañu nga dem fajoo fa te doo fay dara. barki yonent yàlla Muhammad di ko ñaanal yàlla na ko yàlla dooleel zootechnique xaw ma kande waaye man la déggee de maa ngi ci ginnaawam mu nekk nit ku baax nit ku gore barki Seydina moo te mbër la woon billaay wallaay talaay mu nekk xam li nga xam ne mbër moom lay daj ku dem ba def loolu xam li mbër di daj nga dem ba fas yéene ko créer benn hôpital boo xamante ne ubbil ko ñuy xaar pour ñu pose première pierre bi kon donc kooku nañ ko ñaanal yàlla na ko yàlla yokk zootechnique yàlla na la yàlla jàppale yàlla dooleel la man moom maa ngi koy ñaan sama biir xol du dara moo tax nag mais lu baax bu ko nit defee loo xam ne pour jàppale mbër yi tey kenn xamul la dëggee mën na xëy ñaanuñu ko yàlla na bu feebaree tamit bu amul loo xam bu jotul ginnaaw mën a dem foofu noonu kon loolu arrangement la dëggee arrangement mbër yëpp lay doon kon donc zootechnique yàlla na ko yàlla jàppale en tout cas man maa ngi sa ginnaaw ak ci lu mu mënti doon maa ngi sa ginnaaw waaw. ñoo gisee CNG bu bees bi gis nga instant bi wàññi nañ kiiw promoteur yeeg licence yeeg yëpp Bira Sène mu nekk koo xam te ne instant moo nekk ci bopp ba yow nan nga gisee Bira Sène nan nga ko gisee. maa ngi nuyu suñu papa ji bees ci suñu papa Bira Sène moom sincèrement par ni mu dugg see yàlla na continuer noonu waaw parce que bisimilahi rahmaani rahim nga kase rythme yëpp lépp loo xamante ne. CNG augmenté woon na ko loo xam da doon jaaxal mbër yi loo xam da doon mbër dañ ko doon ñaxtu moom mu ñëw kase lépp mën nañ ko wax gàcce ngaalama pour l'instant mën nañ ko gàcce ngaalama te yéen bi nga xamante ne moo tegu ci boppam yàlla na ko yàlla oyofal parce que tamit yor CNG rek neexul dafa métti bu kenn ne yor CNG dafa yomb yor CNG dafa métti yàlla na ko yàlla jàppale CNG ña fa nekk. yàlla na leen yàlla jàppale ci barke Seydina Muhammad affaire âge bi. ndax dem na ba ne léegi sax ku fekkee da nga dem ba benn instant sa âge kii wootul ko mën nañ laa may nga demaat. ndax 45 ans yi ñu doon wax yeeg instant bi. waaw lépp neex na rek lépp dafa neex rek waaw ñun daal lépp lu ñu def daal rafet na. ba tey loolu lépp neex na nañ ko yokkaat sax waaw da ngay xool suñu papa yi ba ñu fi nekkee ñoom Père Mbaye Guèye ñoom Père Ali ñoom ñëpp. gars yi demoon nañ ba dépassé benn âge bi nii di bëre en tout cas bu la ko yàlla may nit ñi dofatuñu am na loo xam ne bu la yàlla mayee kattan mu wóor a réew sa kattan may na la pour nga bëriwaat mais bëreel pour bëggal say fans bu fekkee dem nga ba xam na ne commencé ngaa faible mu wóor na la yow mii la fa nekkoon nekkatu fa nga la tekkil sa ngeen balaa ngay rus ci làmb waaw. beneen bi mooy immigration clandestine gis nga fan yi li fi xewoon fan yi yëpp. wax dëgg yàlla ay xale yoo xamante ni tukki mooy tax a tekki est-ce que tukki moom mooy tax a tekki. waaw ndeysaan dafa am ñoo xamante ne tey gisuñu lu dul bégal seeni waajur buñ nee tukki mooy tax a tekki si am na ñoo xamante ne tukki mooy tax ñu tekki parce que yàlla dafay bind seen jëne dañoo war a tukki pour ñu mën a tekki am na ñoo xamante ne nag yàlla fii la bindee seen tekki. loolu tamit nit ñi dañ ci war a bàyyi xel
di leen masalu ñoom ñëpp ki ci gépp ko ci xam ne ñàkk na bakkanam ci biir ndox bi rek yàlla na ko yàlla yërëm yàlla xare ko àjjana ci àjjana yi gën a kawe. di ñaanaat gouvernement bi di ñaan président Macky Sall suñu papa suñu lépp suñu kilifa suñu njiit suñu lépp ñii dem nii pour uti ji pour daani seen doole pourtant mën nañ leen fi ubbil ay usine ay loo xamante tey ñoom dinañ ci mën a daan seeni doole parce que képp koo xamante ne tey yaa ngi xëy di dem di liggéey ah boo xëyee dem liggéey dina la wóor ne di nga am loo xam di nga ko gañe bu weer bu dee pour nga mën ko yóbbul sa njaboot mais tey bu fi loolu lépp amul looy obligé def génn pour dem ak noo ko mënta amee pour génn pour dem rek pour uti alal mais damay ñaan gouvernement bi na gëstuwaat jeunesse bi na gëstuwaat ñi nga xamante ne tey dañoo jóg pour jaayante seen bakkan pour bégal seen yaay. message bi am na solo mais beneen bi mooy Pape Bouba Diop mu nekk koo xamante ni kenn du ko fàtte abadan parce que li mu def ci li nga xamante ne mooy génération 2002 naam nag ay tout tànk lañ sax am na luñ loo xamante ni kiiwuñu ci du turo mais siggil na Sénégal mu nekk monument génn àdduna te yéen ñii xam ngeen ko Pape Bouba Diop génn àdduna Pape Bouba Diop. waaw Pape Bouba Diop maa ngi ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na suuf sedd ci kawam di ko jaale famille am di ko jaale équipe nationale. di ko jaale képp koo xamante ne Pape Bouba Diop bégal na la ci CAN 2002 bi parce que CAN 2002 bi képp koo xam ne bégoo waxoo li am maa ngi koy jaale ñëpp bàyyi moo kenn di ko jaale ki nga xamante ne mooy Aline Cissé sama mbokk boobu noonu di ko jaale Aline Cissé encore di ko jaale wat Aline Cissé parce que tey moom moo fay njiit tey élément bu génn àdduna rek moom dañ ko koy woo jaale ko woo ma numéro mais su ma amoon numéro woo ko jaale ko di jaale tamit Fadiga nit ku baax la xaritam la woon parce que li tax ma ne xaritam la woon boo xoolee image yi nga xamante ne lépp ak Fadiga li mu wax yëpp seetaan naa ko xam la non Henri Camara image yi mu wax yëpp seetaan naa ko mu nekk loo xamante ne perte sa xarit dafa metti waaw ñu ngi koy masalu Henri Camara di ko masaluwaat baax a baax na yàlla soxla marchandise ak jëlee ko fi yàlla na ko yàlla xare àjjana Sénégal a ñàkk waaw pertaat nañ beneen leader boo xamante ne tey bégal na Sénégal yàlla na suuf sedd ci kawam ci barke Seydina Mohamed di ko jaale ñëpp bàyyiwuma kenn di nuyu ñëpp képp koo xamante ne yaa ngi biir équipe nationale jour yëpp ci kaw ba ci suuf. bàyyiwuma kenn ñii soog a jóg ak ñii jóg ba pare ñëpp maa ngi leen jaale. Lac de Guiers kontaan nañ amaat nañ contentement bu baax a baax ndax yow moom wax dëgg yàlla doo gan su ñun ndax yow yàlla xam na ni sama relation ak yow sax mënatul sax loo xamante ni dañ koy wax ndax wax dëgg yàlla ñëpp sumay xarit lañ mais yow moom da nga nekk koo xamante ni doo sama mbër parce que man aw ma mbër xam nga mais. am na loo xamante ni lu ñu liyee mbër yëpp nag sumay waay lañ mais yow lu ñu liyee dafa nekk loo xamante ni yàlla xam na yow xam nga man su ma lay ñëw duma tàggu dama naan la nangam nga ne ma nii rek te loolu yëpp la nekkoon bañ la cee fekk maa ngi lay remercier bu baax a baax a baax. non yow téye maa fi sama xarit nga sama xarit xol nga yow man maa la tippool sama bopp maa la bëggal sama bopp fan ma ja yow moom yàlla rek laa la mën a bàyyi la ndax li nga xamante ne mënu ma ko may benn journaliste yow laa am sañ-sañ may la ko parce que dafa am loo ma ji. ma jàpp rek te yàlla tax mais yàlla na la yàlla fay sa xol yàlla guddal sa fan ab képp koo xam ne journaliste nga ngay téye micro yàlla na la yàlla defal jàmm ci barke Seydina Mohamed maa ngi santaat waa Ikri Waalo waaw Orka sama doom nday Mathia dañu am combat ñoom ñaar Orka mu nekk nit koo xam ne nit ku baax nit ku gore Orka barke Seydina Mohamed nit ku baax nit ku gore heure bu nekk laa koy wax kaay même bu ñu jógoon entraînement ne ko kaay ma yoon la fi day ñëw du ci teg baat te loolu la nit di war def waaw Mathia sama doom nday sama xaritu xol yal na ko jàmm sonal Mathia yal na ko yàlla may ndam maa ngi ñaan képp koo xam ne yaa ngi may ñaanal ma Mathia ñaanal ma Orka ñaanal ma waa Ikri Waalo bàyyiwuma kenn ci kaw bu suuf su ma limee rek damay juum yaa ngi dégg Aline Seyde mention spéciale yal na ko jàmm sonal ñaanal sama ñaari coach
ñii laa fi am nag ñii ñoo may tàggat di ma def lu doole ci man Thiam mi gagneur la ak a bañ perte loolu moo tax ma bëgg ko Thiam bés bu bàyyee saal bi barki Serigne Babacar sama bàyyi saal bi wax naa ko nag gëmu ko bés bu bàyyee ma bàyyee parce que dafa am lu ma ji muy gor dëgg mu ngi nii borom saal bi nag ñu ngi koy ñaanal yàlla na am ay yeneen i saal mais ngalla na jàpp na jàpp kii Thiam mi na ko jàpp parce que nit ku baax nit ku rafet xol barke Seydina Muhammad nit ku rafet xol a ngi nii ku yéene ñëpp jàmm billaahi wallaahi taala borom xol bu rafet la man dama ko bëgg billaahi wala mun naa dem feneen entraîné mais munu ma dem feneen parce que moom moo tax parce que cofeel bu am sama diggante ak moom waaw yàlla na ko jàmm sonal yàlla bàyyi ko ak njabootam képp koo xam ne yaa ngi may ñaanal la ma ko coach Thiam bi yàlla na ko yàlla yokku gis nga lii taxaw nii kii sama lépp la barke Seydina Mohamed sama lépp lay def ci man entraînement su ma paree entraînement danaa ma ci kaw du arrêté da ciy nekkat ne combat bi gisul lu dul gagné kon donc kii maa ngi koy ñaanal yàlla ku bëgg yaayam yàlla na ko yàlla may wér ak gudd fan yàlla na ko yàlla may wér ak gudd fan ci barke Seydina Mohamed di bëggee ñëpp mbëru Géejawaay yëpp yàlla na ñëpp am ndam ñu amul combat yàlla na yàlla may combat ñu am ci ndam maa ngi bëggee ñëpp bàyyiwuma kenn